rafetlu seen ànd ak TFM di leen dalal jàmm ci xibaaru ngoon si Ngoné maa ngi lay nuyu. di la fay nuyu mboolem téléspectateurs yi ñuy janool. ak ñun Mamadou Mouhamed Ndiaye maa ngi lay ziar Mouhamed. delloo ziar Guèye la san nuyu téléspectateur u télévision Futur Média. xibaar yi mbokk yi bokk na ci ak fàttaliku bis na tey 23 juin ñett ci at la tàngoon lool ci kanamu assemblée nationale askan wi ànd maase lankal Abdoulaye Wade ticket présidentiel M23 taxaw ca bañ ba tëdd ci naaj wi boobaak léegi nag ña ca loru ci yooyu manifestation ñenn ñi gis ne dañ leen a fàtte askan wi ci boppam it fàttewu lu ni mel dina ci joxe xalaatam ci yooyu mouvement fi woon ñetti at ci tey ci reportage d'Issa Prera wàllu xibaar bokk na ci lu ñeel Fou Malade Malal Talla moom nag ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru juin dina xam nu dogali tribunal di demee ci moom procureur juróom-benn di weeri kaso yu muy tëdd la ko sàkkul ay avocat am ñaawlu lu ni mel waa Y'en a marre ci kaddu yi Fadel Baro ñoom ne nañu seeti feneen ci wàllu tëj gi muy gaaral jëm ci fukk ak juróom-ñeenti taalkati kër yi Touba. juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ñu nu téye ngiri drogue xayma yu mujj yi ca kaso Rëbës loolee tukkee ne xibaar ci ndaje mu ñuy wéyal di ayu bés bi ñu jagleel xeex ak drogue Sénégal di wane rek bariwaayuk boobu fléau ñu taxaw ca nag di ca ñaaxit ñi ci kaso yi ci mbonaayu drogue bi wàllu xibaar dina ci bokk tàggat yaram ak AS Pikine bi jël champion national bu njëkk ci équipe bi mu dóor Sunéor ñaar ci dara dugal mbégte ci ñoom waa AS Pikine mondial 2014 moom Brésil Cameroun ci kanam tuuti 20h Cameroun xam naa da ciy rafet rek waaye xam ngeen ni génn na ba noppi ci jongante yi xibaaru campagne bi Mamadou Mouhamed Ndiaye bismillah. dina bokk ci mairie bu Sik Dakar Plateau bi mel ni sën bu ay jurug fanaan sabab li moo di dañu ko yàq ci anam yu doy waar ka jiite woon mairie ba di Alioune Ndoye ne Demba Diop si moom moo def loole te di guléet nag muy fexe yàq boobile diwaan di mairie bu Dakar Plateau Diop si mi ngi ci joxale baram tuma ne loolee amu ci moom la muy sant moom mi nga xam ne mooy njiital coalition joxante loxo jàmm moo gën ay ne daal Alioune Ndoye na yar ay ñooñam ndax lu jiin ñaaga ñoom ñooy njàkk kaddu aji wote gi di mot de l'électeur tey danañ dem ca Guédiawaye Sam Notaire buñ fa jógee danañ dem ca commune d'arrondissement bu Ngor campagne de di campagne ñu diw ñu xoole ñi yëngu ci wàllu aada ak cosaan ci seen gis-gis moo di way politique yi seeni programme dañ cee gannaawal lool culture nataal bi la ñuy jeexalee xibaari campagne bi di gën a xamale askan wi ak kii di Thierno Niang maire bu Wakam lay yóotu mooy njiital mouvement pour la renaissance et le développement de Wakam taxawu askan wi loolee ci kanam tuuti lay doon El Hadji Assane Gueye. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye ba ci kanam ngir yaatal gi. Ngoné bis ne tey 23 juin 2011 ñetti at askan wi lankaloon Abdoulaye Wade ticket présidentiel réew mi tàngoon lool rawatina ci kanamu assemblée nationale. tàngoon na loolu ba tax na kon ñetti at gannaaw mbir mi taxut kenn fàtte ko M23 na mu ci taxawee woon ca bintu kon pencum ndaw réew mi ñetti at gannaaw yi fi nag ñuy laaj ci lan moo des kon ci 23 juin ñi nga xamante ni nag lor woon nañ ci ñoom la ñu jàpp moo di dafa mel ni tey jii dañu leen a fàtte te bu ñu sañoon yëf yi soppiku dëgg Ibrahima Camara Youssou Baro. fan ak ñett ci weeru juin bokk na ci taarixu Sénégal ba noppi ay ndaw yu ci mel ni waa mouvement Y'en a marre di fàttaliku. Sénégalais di jóge fu ne di ñëw ci place de l'indépendance boobu pour wax déedéet pour bañ maanaam loi bi fa état du Sénégal bëggoon jàllale. buy policiers yi tamit di jeexal seen i munitions seen i lacrymogènes askan wi commencé leen vraiment attaquer acculé waa Y'en a marre taxaw def benn barrière. nekkoon sax interlocuteur jamono jooju commissaire Arona su bëggee wax dara ñun lay wax ñu transmettre ko. li taxoon a jóg askan wi umpule wu leen woon bëccëg gi guddoon lool ñetti at weesu ñuy andi taxaw seetlu. xeex bi ñu doon xeex jant bi ñu doon gént leer bi ñu doon géntal suñu réew tey ji am nañu ko commencé lëndëmal lamp yi ñu doon taal pour leeral suñu réew am nañu ko war a leeral te foofu nag justice daf ci am responsabilité actuel ministre de la justice particulièrement Premier ministre particulièrement que ce soit Mimi Touré que ce soit Maître Sidiki Kaba particulièrement ñoom dañ ci am responsabilité parce que ñoom dañu ne ci Sénégal boobu di jëm kanam Sénégal boobu nga xam ne droit de l'homme dañ ko consacré Sénégal boobu nga xam ne du am impunité ñoom ci la ñu bokk ñuy ooyee seen bopp droit de l'hommiste tey jii ku wax ne dëkk bi dafa am régression am nga ci droit ñu ngi koy sentir moom laay wooyee ne gént gi mi ngi assombrir. ñu daal di wéyal xeex bi ci bërëb yi ci mel ni place de l'Obélisque sa Colobane Fodé Ndiaye di ab policier ñu boomoon ko foofee tax ñu tegoon loxo ay ndaw yu dëkk lu jege lool place de l'Obélisque boobee. lundi bi lañ ma fekk sumaat lee ñëw jël ma yóbbu waaw su ne ma nag jàpp gi ma jàpp man nit ma wax sax man dama comprendre dañ ne ma Sidaat nee na benn booy bu ñuy wax Onto moo ko ne gisoon na ma fa may seetaan
ñu doonu ma ba may bëgg a dee jël ma sànni kaso bi affaire bi di am suma biir kër la ma fekk ci biir néeg bi maa ngi koy seetaan biir bi ñu nekk kaso yëpp amul benn mouvement lépp lu jëm ci mouvement M23 gisuñu leen à part Roqiyatou Gassama mi gérer affaire collectif des parents pour ñu gaañoo genre affaire yooyu moom lañ si doon dégg ci télé yeeg si rajo yi mu di ci wax di ci dox ay jéego ak waa Amnesty International. Y'en a marre di ci andi tontu. 23 juin 2011 lañ leen jàpp ñenn ñi le 27 juin 2011 lañ leen jàpp maanaam jiitu na jeune Colobane ñu boole woon lépp ñun waa Y'en a marre def ko cas di ci xeex Mame Adama Gueye je me rappelle nekkoon nañ ensemble ci xeex boobu maître Mame Adama Gueye ba mu ne nañu introduire une loi d'amnistie ci événement yooyu comme nga xam ne ñëpp ñu ci jàppoon ñu bàyyi leen ñu setal leen kenn bañ leen topp ci dara mu ne woon député yi nga xam ne ci xeex boobu la ñu issue maanaam waa Benno Bokk Yaakaar nañ ko porté ñoom ñoo ko bañ a porté. M23 am ay réeróo ci ginnaaw ga ba am sax ñu si beru ñu bëri si ñoom daal di ànd ak njiitu réew mi Macky Sall dugg ci nguur. ñu des ak fàttaliku gi ñeel ba tey 23 juin 2011 tey jii la am ñett ci at booba tàngoon na loolu ni ñu ko waxee Abdoulaye Wade dugaloon fi yeesal ci wàllu charte réew mi askan wi lankal ko mu daal di metti woon ci kanamu assemblée nationale jàppante diggante manifester ak i takk der askan wi ci boppam ba léegi du fàtte lu ni mel joxe na ci ñenn ci woowu askan seen xalaat di saprera Alioune Diagne. 23 juin 2011 23 juin 2014 ñetti at ak léegi bi Sénégalais yi mobilisé woon ngir barrer loi bi nga xam ne moo bëggoon a taxawal ticket présidentiel ñetti at ginnaaw mobilisation boobu Sénégalais yi di ko fàttaliku bu baax a baax. bis la boo xamante ni kenn dootu ko fàtte ci Sénégal donc muy bis boo xamante ni ñëpp génnoon nañ donc doon am lu mu doon bañ yaakaar naa ni lim ci gën a jur mooy. changement bi nga xamante ni am nañ ko ci gouvernement bi et donné na leçon à nos autorités que ni ñu bàyyiwaale xel bu baax population bi. quoi mais liñ si fàttaliku yëpp daal mooy que vraiment nit ñi étaient déterminés xam nga taxaw nañu xam nga vraiment aussi tamit vraiment pour nation bi ñu xam ne lii warul am ci Sénégal. waaw jour boobu jour bu doy waar la parce que ñëpp dañ doon naqarlu. Abdoulaye Wade bëggoon jaarale as kii bi waaw loi boobu mu bëggoon ñu wote ko assemblée nationale. mouvement du 23 juin ràññeeku woon lool ci xeex bi askan wi doon xeex waaye ay at ginnaaw bés boobu sénégalais yi ku nekk si ñoom am ci sa xalaatu bopp. mais man li may laaj mooy est-ce que ñoom li ñuy wax ñoom en personne et que ñoom gëm nañu ko parce que da ngay ñëw rek ju invité télévision parce que il faut nga couvrir sa bopp et puis encore il faut nga couvrir sa mouvement xam nga mais man par exemple loo xam ne man tey ji ñoom quoi ñoom ñu ngi koy def. suñ ko defee pour la nation vraiment c'est autant pour ñu tous mais nag xam nga fii dafa nekk dëkk boo xam ne tamit xam nga gars yi dañ lay fekk sa kër bool xam lu ñuy sax ak yow bul xam lu ñuy wax ak yow. ak mouvement bi nga xamante ne moo fi judd le 23 juin ñoom tamit ñu ngi continuer di def seen rôle comme niñ ko waxee woon c'est-à-dire quand bu problème amee ci dëkk bi rek ñu génn wax ci seen xalaat. gëwuma ay Y'en a marre gëwuma ay M23 gëwuma dama leen a gëmut parce que fii Sénégal la. dañuy sóob kenn ku ne sa bopp nga fi jéem a nekk ñu sóob man gëwuma loolu quoi. le 23 juin 2011 nekk bés bu benn sénégalais dootul fàtte ndax bés la boo xam ne dafa bokk léegi ci histoire politique bu Sénégal. Malal Talla moom ëllëg lay xam dogalub àtte moom rappeur artiste bi ginnaaw bi nga xamante ne toppee nañ ko ñàkk war ma jëme ci takk der ci seen liggéey ak wàllu trouble ordre public procureur de la république tey moom juróom-benn weeri kaso la sàkku ci moom avocat am ñaawlu lu ni mel. naqarlu ko gis ni kon yëf yi kon jaru ko ñi nga xamante ni ñoom ñoo di waa Y'en a marre ci seen bopp ni ñoom mënuñoo comprendre lu jëm ci teg loxo googu waxtu nga xamante ni fële ca Touba gannaaw la fa xew ca kër Moustapha Cissé Lo fukk ak juróom-ñeenti nit yi daal nañu leen di bàyyi ñu ñibbi seen kër lu jëm ci bàyyi bi nëgëndiku nag bañ ko doon sàkkul yoon bañal na ko nee na toog kaso ba suba mu wax la muy dogal ci moom Macky Sall. Malal Talla génnagul ci kaso bi verdict procès bi dañ ko dàq ba mardi 24 juin demande de liberté provisoire bi tamit juge bi nanguwu ko. délit bi nga xam ne moom la parquet visé mooy outrage agent de la force publique dans l'exercice de fonction bu ñu ko tënkee ci wolof mooy dafa am ñoo xam ne mën nañ jàpp ne alkaati yi dañu gis ne dañ leen toroxal dañ leen tooñ waaye boo ne dañu tooñ ki ñu tooñ dafa war taxaw waaye ba léegi xamuñu kan lañ tooñ. te amul benn délit bu wax ne dañu topp Malal Talla pour outrage à l'institution policière loolu amul délit boobu amul
partie civile amu fi moo tax ñun loolu moo ñu jaaxal ñu ne foo xam ne partie civile amu fa kuy ñëw di jàmbat ne dañ ko tooñ procureur moom jàppane loolu am na loolu lañ ne moo tax ñun pour suñu gis-gis délai boobu mu tënku délai boobu taxawul pour ñu mën si condamner Malal Talla. Fadel Barro di membre mouvement Y en a marre jàpp ni procès bi mën naa ñàkk ndaxte waxtu bi fukk ak juróom-ñeenti waxambaane ñoo lakk këru jàmbur te kenn jàppu leen. ci jamono jooju noonu ñu naan nañ ko teg 6 mois juróom benn weer am na ñoo xam ne dañ leen jiñ ne dañu taal kër assise lañu la yóbbu ñu ngi leen di bàyyi ñu ne ndax Sénégal boobu la ñuy bàyyi mu dem wala suñu justice tey la ñuy wan ne Sénégal réewu démocratie la Sénégal réew la moo xam ne ñëpp a bëgg a dem mu jëm kanam. maître Mame Adama Gueye di xamle ne demande de parquet bi lu ko bett la. Malal Talla ay kaddu dong la yëkkati ay kaddu rek xaañul nit dóorul nit saagawul sax nit procureur bi ne nañ ko tëj juróom benn weer yu muy tëddi kaso. Malal Talla ñu ngi ko téye 19 juin bi ñu weesu li ñu ko toppee di ay kàddu yu mu yëkkati ñu tuumal ko outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. ñu waxtaanee wàllu xeex ak drogue bi ay bés bi ñu ko jagleel ña nga ca Sénégal comité de lutte bi naka noonu tey am ndaje ca camp pénal la ca feeñ na xibaar ngoone mooy juróom-ñaar téeméer ak juróom fukk ñu nu jàpp ci kaso Rebeuss lépp mbiri drogue la loolu la statistique yu mujj yi wane. camp pénal Liberté 6 waaye it fële ca Rebeuss wax nañ fa ak ñañu fa caabi féetee ginnaaw ña fa caabi féetee ginnaaw ndax daal gis nañ ne lim bu takku ca ñoom mbirum drogue bi moo leen fa dugal ba tax na xëy na wax ak ñoom bu ñu ca génnee bañ caa dellu gis nañ ni baax na ci Mohamed Dieng. étape bu njëkk bu tukkib nemmeeku bi maison d'arrêt et de correction bu Rebeuss fii nag salle bi nu duppee salle polyvalente moom moo dalal délégation interministérielle bi xeex wàllum drogue ñoom nag bi ñu yegsee ñaax nañ ñi caabi féete seen ginnaaw ñu ne sax xayma bi lu toll ci juróom-ñaari téeméer nit ak juróom fukk ñu jàpp leen ci ay bés yu mujj yi wàllum drogue moom moo tax ñu jàpp leen. moitié ña fa nekk presque dañuy jëfandikoo sinébar bu ñu leen jaayul bu ñu ko jaayul dañ koy tux ba nga xam ni moo tax ma ñaax sama équipe surtout waa société civile ne leen kat yéen tat am ngeen liggéey am ngeen sas. feneen fu nu yegg di camp pénal bu Liberté 6 fii itam mbir mi doy na fi waar lool. Bon, nous sommes actuellement à 117 détenus yoo xam ne pour trafic international la presque 103 yi pour tout ce qui est offre usage et autres waaw muy 220. société civile bi moom ne dañoo war a gën a ñaax ndaw yi waaye it ñi nga xam ne ñoom ñooy jaay lii di sinébar ñu teg leen ay daan yu am solo. yeete wattandiku dimbali ñi xale yi ak ñi nga xam ne dañ leen nax ñu bañ si dugg war a faj wala def nii waa Rebeuss ak fii def ak ni ONG def di dimbali pour ñenn ñi bañ si dugg. comité interministériel bi xeex wàllum drogue nee na nag du fi yam ndax ay bés bi ñu jagleel xeex wàllum drogue dina wéy di ñaax askan wi rawatina ndaw ñi ci lu drogue mën a jural askan wi. ñu waxtaanee fitna yi ci élection locale yi ca Médina Seydou Gueye tête de liste coalition Benno Bokk Yaakaar ñaawlu lu ni mel moom nag ji ki nga xamante ni moom lay xëccool ca boobu gox xam na ni daal mooy ki def jëf jë waaye baal na ko moom Seydou Gueye doon àddoo ci table ronde bu ñu doon amal tey ñeel réforme yi ñeel wàllu marché public ci Sénégal ci wàllu woowu sax njiital ARMP Sayer Niang moom gis na ni daal lanu fi taxawal nay procédure passation marché public boobaak léegi ak leeraange la dugal ci joxinu marché yi yeexte gi ci it yàqul dara ci joxeen yooyu marché mu ngi ko xamle ndaje mu doon amal tey doon xayma juróom-ñaari ati réforme yi ñeel wàllu marché nguuru Sénégal Aminata Mbaxe Sow ma nga fa woon ak Thierno Laurent Mendy. juróom-ñaari at ginnaaw bi ñu amalee réforme ci code des marchés publics ñi ngànk wàllu woowu daal di toog waxtaan ngir xool lan moo ci baax ak lan moo ci bon. jéem a def benn bilan d'étape parce que code bi actuellement bi ñu ko duggee léegi en vigueur ak léegi am na juróom-ñaari at ñuy jéem a xool li ñu def boobaak léegi ndax méngoo na ak li ñu ci doon xaar est-ce que jaar na yoon. lan lañ war a gën a améliorer fan la ñoo xam ne bii mën nañu wax ni fii daal réussir nañ ko bu baax fan lañ mën a wax ni lii day réussiruñ ko échec la maanaam donc naka lañ mën a proposer gouvernement bi ay modifications yoo xam ni dina tax ñu mën a atteindre objectif yëpp yi nga xam ni moom la gouvernement bi di seenu ci passation de marché public. code des marchés bu bees bi nag gis nañ ne dafa efficace. dañ ni code des marchés publics bi dafay empêcher ñuy réaliser projet yi dafay empêcher ñu utiliser ressources yi nga xam ni moom la ñuy jox autorité contractante yi pour ñu financer seeni projet loolu dañ ko wax lu bëri wante soo xoolee chiffres yi waxuñu loolu ndax Sénégal taux d'absorption au crédit yi mu ngi toll ci en moyenne autour de 85-86% par an
loolu taux bu mag la taux bu mag la ndigam sax li gënoon mooy ñu observer que à 100%, mais boo xoolee maintenant autres contractants yi benn par benn ñi nga xam ni ñoom ñoo am budget yu gën a am solo donc ñoom ñoo am les projets les plus importants pour le Sénégal ñooñu ñu ngi utiliser seen crédit à 100%. commande publique bi nag fi mu toll nii dañoo war a xoolaat yi ñuy joxe loolu nag dina tax ñu am développement ci projet yi ñu fiy amal. bàkk baa ngoog mbokk yi ñu yegg seeg yéen ci xibaaru campagne bi ak Mouhamed Ndiaye. commune d'arrondissement Dakar Plateau la ñu jëm foofu le maire yi baak na mu demee yàq gu ñu ko yàqante ñu koy jiiñante ci diggante Alioune Ndoye le maire sortant ak ki nga xam ne moo di Demba Diop di Diop si Alioune Ndoye ka mu ko jiiñ moo di Diop si ndax nee na dugguleet muy jéem a yàq boobu le maire yi li am kenn defalu ko kudul moom dañu ciy déglu Alioune Ndoye ci micro Alioune Kane. seetlu bi benn la moo di ay jaamaarloo yiy faral di am ci langue politique bi ci waajtaayu jongante gox-goxaan yi loolee nag li ko dalee Grand Yoff jàpp Wakam ba ci sax mairie Dakar Plateau bi ñu yàqate ci ay xeex yi amoon diggante ñi ànd ak kii di Alioune Ndoye di maire gox bi ak Diop Sy di kenn ki yootu mairie bi askan wi nag jàpp nañ ne loolee dara jaru ko. xëccoo bee ŋaayu bi mën na si ñàkk bañ a am parce que ñëpp ay doomu sénégalais lañu te ñu ñoom ñoo fi bëgg a nekk kon luy defar moo gën luy yàq. ñu jëf yi nañ ko teg si yoon rek ku yàlla tudd sa fallu yàlla dina la fal kenn mun si dara mais ngaa yee beeg yàqu yoox yi mën na si ñàkk bañ a am ñàkk xam rek la ak bëgg a déggaleen ma ak maa def nangam yooyu amul benn importance ni da ngay ànd ak yar ak teggin boo yorewul si sa kër ndey ak sa kër bàyyi nag boo génnee si mbedd mi gis ku mel ni yow rek ngeen defante ka mais yi def ni amul benn sens. moom ñun li nga ci gis neexuñu ndax rafetlu wuñu ko ndax Sénégal ñëpp ñun lépp ñoo ko bokk. waruñu fi nekk sax di coow wala ñuy wax nag affaire élection wala déet ndax lépp luñ ciy def lu ne rek lépp pour Sénégal la. ñoom lépp seen pertement ñoom ñoo ciy perte ñoo ci def yoo xam ne waruñu ko ci def ndax lépp lu ci nekk lu ne ñoom seen kanam lañ ko bëgg a jëlee waaye suñ kanam ñun. am na sax ñu gis ne liy waral yëngu-yëngu yi lee moo di ab njiitu politique bu am ndombal tànk ba pare di yootu doon lii di meeru gox bi. Aminata Touré ak Babacar Sall ñu bañ a kuloo bi ak ngayoo bi te ensuite boo fekkee ne yow ministère nga maanaam am nga. ndomb tànk nga bay maanaam ñenn yi ci yeneen yi loolu mooy lu rafetal Sénégal waaye nga bugg a àkkee mu téeméeri poste loolu te yàq Sénégal loolu rek muy indi keex bi. jiital lii di jàmm te mujjee ko lii mooy li askanu Sénégal di laaj ci élection locale yi ñu jëm. jégalu ci njuumte googe mu di reportage boobu Alioune Kane ànd na Thierno Laurent Mendy def ko jëm ci askan wi gis-gis bi nga xam ne amee nañu ko ci fitna jéem ci campagne bi des te la ñu njëkkoon a wax mu di mairie bu Dakar Plateau bi nga xam ne yàqate nañu ko ñooñu Alioune Ndoye joxat bi ci baaraam tuuma ñooñu Diop Sy Alioune Ndoye ci micro Alioune Kane. li fi xew démb mooy que ni ñun man ak sama caravane ak sama jeune yëpp biñ nekkee en visite de proximité fële ci Cap Manuel la ay Samba booy dajaloo. fii dégg naa ci seen benn militant la ñu aññee fii organiser lépp ñëw jàkkaarloo ak mairie bi jóor ko ay xeer toj fi luy vitre luy porte vitrée luy porte aluminium. parce que seen yitee moo doon dugg ci maire bi nee nañ taal ko kon nag booy wut mairie amatoo léegi looy jox askan bi lu dul naan da ngay dem toj mairie wala di ko taal c'est que say pexe moo bëgg a jeex. jéem nañ dara sottiwul ñu ñëwaat le lendemain en plus grand nombre organisé wu ñun nekkuñu fi ñu def li ñu def ci mairie bi loolu mooy wax ji. am na ñett xale yu ci gaañu ñaar ñëpp ay jaasi lañ leen gor ci épaule bi kenn ki ci bopp bi donc dama jàpp ni bu doon samay ndaw yi ñoo leen sànni ay xeer ñoom da ay jaasi lañ fi ñëwee. tuuma yooyee Diop Sy weddi ko ba mu set wecc nee na dara ci amul li muy sàkku ci Alioune Ndoye moo dina wax ak ay ñooñam yar leen ndax li ñu koy wax léppi sos la Diop Sy ba léegi ñu déglu ko ci micro Fat Bintou Konté. parce que nit bu fekkee day wax te du xool digganteem ak yàlla ça veut dire que toujours mi ngi nax boppam parce que même bu leen nit ñi gisul tamit yàlla mi ngi lay gis. même bu la nit ñi gisul yàlla mi ngi lay gis nit nag lu mu rend olof Ndiaye def ne lu waaye rend rek sa loxo lay nàccee moom Alioune Ndoye ñun def nañu 3 fois jaar ci kanamu maire bi amul problème 3 fois wër nañu maire bi di fa jaar di marche amul benn xeex amul benn xulo waaw démb li tax mu am xulo dañ doon def proximité dans la zone muy Kaay Findiw ak Daaru Salaam le matin ñu def Kaay Findiw ba mu jeex amul benn histoire kenn xulowul kenn xeexul malgré que ñoom dañuy sol seen t-shirt di dugg suñu biir groupe amu ci kenn ku leen tudd dañ leen bàyyi da xam ne bu leen tapas parce que boo ñu tapasee bu dee xeex la mu leen xeex ñoo leen dax xeex donc ñu leen wax ñuy nit ñi di kaf pour ñun c'est un cadre boo xam ne ñun ñëpp mën nañu kafante
donc loolu passé. ma nga ak Youssou Ndour njiital fekkee ma ci boole moom wékk yaakaar ci ndimbalul xalifa général lu Layen yi foofee ci diwaanu Cambérène moom ma nga woon te tig-tigal ba naka démb feddali nañ seen kóllëre ak moom waxit yéene joo xam ne am nañu ko ngir jàppale ko ci élection locale yi dañu koy déglu moom Youssou Ndour ci kaddu yi nga xam ne yëkkati na ko ci micro Maymouna Ndiaye ak Patrick Tucker. sëriñ bi ngi lay la ma waxoon sëriñ Mbacke soxna loo bu baax ne ko mën nga ko sëriñ bi mën nga ñoo jox ko mën nga ko ndax sa taxawaay yaa ngi jaarale ci yoon yi nga xam ne si dañu war a jaar pour jege suñu borom waaye nag dara réeru la ci ni réew mi di doxe dara réewul ci ni réew mi sampo dara réewul ci fitiru réew mi am nañ ci yaakaar lool ci gox bi dañ koo soxla ndax juuti neen yorul mairie juuti kese yorul faaw mu am une harmonisation avec le pouvoir central et xam nañu yéene président de la République intention bi mu am pour que sa vision mën a yegg si ba ci gox yi ñu ci bare dañuy jóg fan yi di laaj gox yi ce qui est normal, on est dans une démocratie mais mënuñu dem ñu ci bare parce que dañuy jël gox yi pour def ko arme di xeex ak état kenn du xeex ak moom élection bu jotee kenn ñëppay wut nag waaye intention bu ñu am ñun dañu bëgg depuis l'état central lu ñuy def muy répercuté wu ci gox yi te loolu harmonisation ak déggoo la laaj. Youssou Ndour mooy njiital fekkee ma ci boole bokki ci coalition Benno Bokk Yaakaar yegg si ci campagne yu maanaam kaddu aji woote gi junjoon na leen ko sànq waroon nañoo dem ci Guédiawaye Sam Notaire dañu koy leb ba beneen ne foofet jàppale ne daal askanawam ñoo ngi ak i jafe-jafe ak lu ci mën di am des na ci dellu si wat ci télévision Futurs Médias ci suñu yeneen jotaayu xabaar dem feneen ba léegi ci kaddu aji woote gi le mot de l'électeur ngor la ñu jëm askan waak seen i jafe-jafe yaakaar ji ñu am ci kii falu li ñu gis ci kii leen jiite woon ñu ànd ci Aminata Mbaré Sow ak Diafara Ba. Compétence. Tchad bokk na ci 9 domaines de compétence yoo xam ni dañ ko jagleel collectivité locale yi loolu nag mu ngi tàmbali ci atum 1996 ak acte 2 de la décentralisation. képp koo xamante nekk na candidat pour nekk maire képp koo xamante nekk na candidat pour nekk président conseil départemental war nga fexe ba programme bi ngay proposé citoyens yi mu nekk programme boo xamante ni Tchad dana si am solo. Senghor daan wax ni culture muy njëkk te culture muy mujj waaye daa mel ni ci yenn gox-goxaan yi culture boobule dañ ko fàtte. souvent côté sport la ñu gën a appuyer bu nawetaan jotee ñu appuyer leen mais gisuma daal loo xam ne commune d'arrondissement yi ñu ngi ciy def seen kéemtulaay kattan pour appuyer les projets des porteurs de projets artistiques. ñoom leen intéressé mooy luy diri ay nit parce que ñoom loolu moo leen intéressé ay politiciens la ñu. soo la woo ni que lecture bi tey di day diri nit kon soo moytul quartier bu nekk ñu def benn bibliothèque. ñii di yëngatu ci wàllu woowu di woo ñi nga xam ni ñoo bëgg a jël gox-goxaat yi ñu gën a jox importance culture boobule ci budget bi ñu leen di jagleel. dafa amoon ay théâtre scolaire chaque année dafa amoon compétition comme compétition nawetaan daa am compétition théâtre. mairie bu Dakar. bari na ay initiatives culturelles yoo xam ne maire bu Dakar financé na ko am na ay fonds d'appui aux initiatives culturelles. ñuy wotee budget bi dañu war a bokk gis-gis bi mooy lan wane ne kat suñu budget bii war na si utal place culture caada. campagne ngir tabbub njiitu gox-goxaat yi daal dinay tàmbali ñu yëngatu ci wàllu culture bi di xaar ba léegi ñu wax leen ay programme yoo xam ni daañu développé caada bi ci gox-goxaan yooyu le ci anglais la ko bind waaye dama la koy tekki ci wolof. loole moo di la campagne 2 di ñi nga xamante ne ñoo ngi ci réew mi seen campagne ñu ko doon seet tey ñu doon seeti ñi yëngu ci wàllu aada ak cosaan ak it gis-gis bi nga xam ne am nañu ko ci ñu yóote seen maire li ma wax sànq ca la ñuy dem wutali diwaanu Ngor askan waak la ñu yaakaar ci ki jiite maire ba ka leen yor nag na mu doon doxalee Aminata Mbaré Sow. Ngor di dëkkub lébu di dëkkub cosaan waaye tamit Ngor di doon dëkk bu ubbeeku ci wàllu modernité ci gox gile napp ak tourisme ñoo fi gën a fës monte fi mu toll ni ñaari activité yooyu ñu ngi jànkonteel ak ci jafe-jafe. dañuy wax village touristique la mais peut-être tur bi rek moo fi des touriste amatu fi destination bi yàqu na parce que suñu jëlee aéroport bi yóbbu ko sax defe naa dina gën a metti
waaw dina gën a metti. équipe bi ñëw bon li mu ñu war a jàppale dina war a mën a bari ndax boo seetee nappkat yi état bi Sénégal moo ñu jëkkul ñàkk toppatoo donc équipe yi nga xam ne équipe municipale yi ñëw dañuy am liggéey bu bari boo xam ne nappkat yi dans les villages pêcheurs danañ leen ko war a mën a sas. lu jëm ci wàllu njàngale mi doon na lu reculer lool fii ci commune bu Ngor. fii am na ñaari école primaire waaw loolu rek moo fi am. ñun kii nu ñu mun rek mooy peut-être rek jàngal xale yi de wut ay résultats bu fekkee ne par exemple ñun suñu école bi par exemple 3 ans yi ci ginnaaw ñetti at yi ci ginnaaw bon au moins suñu école bi musul am moins de 60 at bi juróom benn fukk at mi musuñ ko kii ñàkk am. ci noone ñu jublu ci ay élections locales ñi yeewoo ci Ngor di ñaax ñi nar a jël mairie bi ñu defal leen lii. Ngor amul lycée mais mairie bi ñoom nee nañ mairie yi bëgg a falu wax nañ leen wax nee nañ ñoom buñ faloo dinañ def lycée ndax ñu jàngi parce que pass yi métti na lool suñu yaay sonn nañ. érosion côtière bi aussi xam nga nekk na fi problème boo xam ne nekk problème bu rëy bu ñu ci commune yi jàppalee bu baax dana baax. Benno Bokk Gis-Gis Benno Bokk Yaakaar Dekkal Ngor ñun ñëpp nag di ay liste yoo xam ne ñu ngi en compétition ngir daal di gagné mairie bu Ngor. Aminata Mbaare Sow jaajëf Fela Jassane foofee lañu yem ci xibaaru campagne bi amoon yéene dikk ak yéen ci nataal bi ngir xamal leen ak Thierno Niang waxtu yu moo ñu daa polof ne lu jiw wa jeexul jógu fa. jaajëf Mohamed muy lu wér as lëf ci sport laata ñu tàggoo mbokk yi ak Ngoné. yéen rek match yi ci kanam tuuti 20h ci groupe A bi Brésil Cameroun après dinañ am it Mexique Croatie bu jël see fii ci réew mi nag AS Pikine moom daal dinay nekk champion du Sénégal ñaari bal ci dara la ñu daan kon Sunéor mu di kon seen premier titre en tant que champion du Sénégal. jërëjëf Ngoné jërë ngeen jëf mbokk yi xibaar la woon ak télévision Futurs Médias yeneen xibaar ci kanam tuuti fii léegi minute 20h ci français Sarah Léa ñu fanaan jàmm.